méttitu xol jëlee ma ci ma dellu si waat ci pare nañu ci taux emploi bi loolu kenn waxatu ko 80% des Sénégalais ne sont pas employés gouvernement sénégalais rek mooy employé nit ma wax leen leneen société boo bëgg a indi Sénégal mu investir fa gouvernement bi bënn pono bi duñ ko nangu parce que bu boobaa duñ leen mën a contrôler man entrepreneur laa essayé naa ko 20 fois dans ma vie duñ la xoromal sax dof lañ lay teg boo demee ci gouvernement Sénégal nga leen di indil ay emploi wala nga bëgg leen introduire ay sociétés yu am maanaa pour ñu ñëw pour investir Sénégal xam nga lu ñu lay jàppee dof parce que xam nga lu ñu lay wax déjà wala nga nekk ci social di travailler ci social bëgg a dimbali ay néew ji doole wala bëgg ñu indi fa ay hôpital wala ay ndimbal hôpital xam nga lu ñu lay wax nga associé ak association Marième Faye Sall comme ça ñu tuddee ko association les bons faits de Marième Faye Sall mais comme ñun foowuñu li américain di wax ngeen baal ma ak tuuti ma saaga waaw ma ne leen listen you can kiss my behind that is not gonna happen ñun Marième Faye Sall nekkaluñu fi boppam la fi nekkal soo bu ñuy dimbali Sénégal dañuy dimbali Sénégal te yàlla tax wutuñ ci tur nag I believe me mi ngi li ñuy ne saabu du fóot boppam mënuma toog fii ci télé bi naan leen lii lay def lu baax la lay def lu baax we can't do that kuy def yàllaa tax ngay def li may def nii sax yàllaa tax parce que xam naa ne que am na ci yéen ñu ko bëgg a def te ñemewuñu koo def am na ci yéen ñu ko bëgg a def te kenn du leen déglu mais man dinañ ma déglu parce que kii may seetaan muy président Macky Sall he knows who I am I'm a problem for them and I'm also a solution for you guys problème laa pour ñoom mais solution laa pour yéen parce que believe me with these voices that we raising dinañu jël politiciens yi fële ne leen fa ñokket listen du ma saaga mag yàllaa ko teral ay Moustapha Niass ak ñoom ñaamin seen ñooñu dañu leen war a jël rek ndeysaan ñuy conseiller ñu teg leen fële amul problème du ma saaga mag ngeen baal ma ak ay Macky Sall ak ñoomin seen bu dee nañu ne dañu am xam-xam nañu jël seen xam-xam bi dem njëriñoo ko beneen réew parce que jox nañ leen suñu réew defuñ fa dara ngeen baal ma ak boobu tamit comme ni ma leen ko waxee rek du ma saaga kenn brothers and sisters mes frères et sœurs politicien du xarit de politicien ennemi la let's work and ñu rise up brothers and sisters for a new Sénégal boo xam ne is free of politicians politicien du solution xam nga lan mooy politicien do you know the meaning of politicians let me say something so you understand today politicien mooy nit koo xam ne dafa jël addunaam yëpp basé ko ci benn affaire mooy lan may nax nit ñi di leen fen di leen tappale di leen triyande di leen wax li leen neex pour tout simplement man ma continuer dundal sama njaboot loolu mooy politicien xam nga chaque jour ma am ku ma woo sëñ bi kañ ngay ñëw ci politique bi kañ ngay lii kañ ngay lale dinaa voté de te bu ma faralee nit tamit bu mu leen bett dinaa voté te dinaa wut ku ma faral ko mais bu ma gisee muy doxal dëgg te man ku ma faral rek bu yeboo ngeen sol seen pantalon ànd ak man ndax du ma dof dinaa ko enquête dinaa ko vérifier waat dinaa ko xoolaat ko ba mu wóor ma ne du gañ samay brothers and sisters mais quant à man na seen xol sedd xam nga ku def lii ci communauté sénégalaise rek place lay wut waruma place bugguma nekk président ni député ni ministre ni benn genre association ak benn genre gouvernement I don't wanna be that entrepreneur la businessman la that's how I'm gonna stay boo leen ma soxlaa pour ngeen man maa am toujours we kingmakers we gonna make them and if they don't do the right job we gonna kick them out and bring a new one loolu laa leen fi nekkal donc considérez ma rek benn solution loolu laay nekk du ma leen nekkal politicien incha allah ne vous en faites pas xam naa nag comme am na ñu bari ñoo xam ne dañuy nekk ci biir tey waaye waa ji moom lu tax muy def lii waa ji moom xanaa dafa bëgg a nekk lii xanaa dafa bëgg a am place du ma Jules Diop man du ma Jules Diop du ma jaay sama dëkk du ma ñëw di saaga président ne lii baaxul lale baaxul ñu fal benn golo mu jël la ñëw employé la jox la xaalis nga lekk nga noppi am naa lu ma lekk ba suur madame toggal na ma yaasa bu saf fat tarak bu ma yeggee kër ga lekk ba suur naan ba mandi tëdd nelaw am naa ko mi ngi sama kër du ma Jules Diop donc du ma jaay sama mbokk sénégalais ndax xaalis yéen ñi ma ci xamul nee naa leen dem leen laajte fu ma jógee bugguma fi toog ne saabu du fóot boppam dem leen seet sama famille xool leen fi ma jógee ngeen xool ndax méngoo na ak politique man sama papa musul politique sama yaay xëy na parce que xam nga rek jigéenu sénégalaise moom kenn mënu ci dara moom it votel na ay nit ànd naa ak ay nit donc d'accord comprendre naa ko ci coobereem la sama papa mësuta politique man doomu saraxole la pure doomu baykat sama dëkk pourtant attan na boppam boo leen yeggoon sama dëkk jommi ci dëkku 13 maisons man Dakar laa juddoo
je suis né à Dakar laa juddoo Dantec à 3 heures du matin maa ngi yor sama kayitu juddu ak sama carte d'identité Dakar laa juddoo mais sama papa intelligent qu'il est dafa dem sanc benn dëkk bu ndaw moo ko imaamam dëkk bu ndaw imaginel tey mun nga comprendre ne am na dëkk bu nekk Sénégal am 13 maisons am solaire énergie solaire bu ko doy am dispensaire am bu ndaw am école am bu baax am ndoxam mu set wi ci nit ñi di naan te soxlawuñu gouvernement we sustainable xam nga ñun lu ñuy dundee suñuy dëkk dañuy bay yor ay tracteur di bay ay tool yu bari sama papa jóge foofu ci loolu nekk diamantaire def addunaam yëpp il s'est mené la vie te musul soxla gouvernement soxlawul dara ci gouvernement dama nekk nit koo xam ne dañu bokkul jamono ma ak moom ma toll ci jamono joo xam ne suñu dëkk daf ñu soxla donc ñuy jóg di xeexal suñu dëkk that's what we doing ñu gis ne que suñu dëkk li fay dox du dëgg xam nga tey nañu waxante dëgg nga xool li tax ñu bari ñuy jël waxtaan bi ñu encadré ko ci benn Assane Diouf c'est parce que Assane Diouf moom la yàlla mayoon kattan bi nga xam ne ndeysaan ak fit bi xam nga bu jógee tey ñu bari xam nga lu ñuy wax non Assane Diouf dafa amoon problème mu immigration voilà loolu moo tax ñu delloo ko Sénégal sénégalais bu nekk Amérique ak problème mu immigration c'est égal à 60% kenn delloowu leen bu ñu kenn sonal ñun xam nañu li delloo Assane Diouf Sénégal gouvernement bu malhonnête moo jël benn doomu sénégalais bu nekk ci diaspora bi di ko wax dëgg mu jël ko yóbbu ko Sénégal comme man mii ngeen di gis seen napp yi mi ngi dem fu ne seen mbaal yi ñu ngi koy sànni filet yi ñu ngi koy sànni caas yi ñu ngi koy sànni pour mu jàpp ma waaye li ci doy waar rek mooy caas ak ay mbaal man ta jàpp requin man requin laa man am Macky Sall moo la gën a xam ne ay mbaalam ak ay caasam maa leen mag gis ngeen man su ma gëmoon politique I will beat him in 5 days man maay dóor Macky Sall premier round I promise you parce que he doesn't have the charisma. He doesn't have what it takes to run a country. He doesn't have the know-how. He doesn't have the intelligence. I'm very intelligent. Trust me. Saabu du foot boppam waaye dofu leen yéen war ngeen xam ne que I'm very calculated. Je suis très calculé. Donc ci français soo leen ko bëggee dégg man rek su ma présenté woon dóor Macky Sall ba mu xalangu. Believe me ñi ma xam nañu loolu. People who know me know that. ndax ndegem macha allah ñun doomu sénégalais nga nekk New York. nga mën a fëgg buntu bu ne ñu ubbil la ko buntu bu ma fëgg Amérique ñu ubbil ma ko donc je def leen seen jugement waxuma leen Sénégal ak Amérique de Amérique Sénégal xam nga ban état la tollool Amérique ci état bi gën a ndaw te Amérique disons nous am na 48 états 48 states donc état bi gën a ndaw ci Amérique moo tolloog Sénégal donc ñun suñu nekkee sénégalais mën a def lii Sénégal Amérique donc lan nga yaakaar ne la ñu mën a def Sénégal ñi may déglu yëpp waxuma la ñi condé mais ñi baax te iñaanuñu sénégalais boo laaj mu am maanaa mu jóge Sénégal ñëw fekk ma Amérique boo ko nee kii kan la mu wax la kan la mu ne la kii de maa ko amelu ma ci kenn dërëm kenn mosuma cee defal dërëm sénégalais bu ñëw Amérique ñu teral la boo demee ñibbi yóbbaale teranga ak ngay milliardaire ak ngay multimilliardaire di millionnaire we don't care ñun li nga am ak li ngay lijjanti ñun soxlawuñu ko mosuñoo jëlal kenn dërëm jëluñu dërëmu kenn lekkuñu dërëmu kenn sonaluñu kenn amerdewuñu kenn mais lenn moo am ñu wax leen ko xam nga lu tax ma am fit wax lii mais internet laa ne yaakaar ngeen ne man tey bu ma doon naxkat wala may dóorkat comme ni ko gars yi di waxee nekk benn Macky Sall dinaa ñemee ñëw ci internet bii ngaa ngi fii di wax lii ci kanamu nit ñi nit bu leen ne Ousmane def na lii ne ko ñëwal mu ñëw nga ne ko wan ñu show moi montre moi show me nga xam ne sénégalais mën a kàcc ñoo mën a fen ngeen baal ma àq du yéen laay waxal nag donc booy wax toujours c'est l'indigne ñi injuste moo tax ñuy wax dafa am lu important ñu war koo xam si suñu dëkk naka ngay demee ci biir dëkk nga ne dëkk boobu dafa am prospérité mais benn añ lañ fay lekk par jour disons-nous yéen ci yéen ñaata nit ñooy lekk 3 repas par jour 3 repas lekk ba suur naan ba màndi tëdd nelaw te xalaatoo sa repas suba fu muy jógee dañuy taqale da ngay yor 10 000 nga ne non soxna si mbindaan mi jox ko 5 000 tey xam nga lu ñuy def toggal ceebu jën bu fàtt taret añ sombi nga guddi nga def yëfu naan di te nga togg sa sombi bu ndaw ngeen naan loolu du bon moo ko tax parce que da nga ragal you scared of your future da nga ragal sa futur parce que xam nga ne Sénégal is not sustainable mënul yor boppam non astafurlah Sénégal mën naa yor boppam ñi nekk Sénégal ñoo mënta yor Sénégal comme ni ma leen di waxee toujours ku mënta contrôler sa kër mënuloo contrôler sa encadrement bu ndaw kooku nu mu mën a contrôler réew
disons-nous la vérité kooku naka la mën a contrôler réew naka nga mën a contrôler réew te mënoo contrôler sa kër how is that possible nga gis benn borom kër comme ni ma leen di waxee rek nit nekk ci këram añul reerul wala bu añee du reer wala këram nekk fa ñëpp nekk ay sàcckat ak i fenkat ak i mandikat ak i naankatu sàngara ak ay reykatu nit kooku ñëw ne leen xam nga lan laay def yilif leen ma buur boo leen ma yilifee rek ma dinaa defar seen dëkk bi mu ne koroj ne kocc mais na réglé doomam réglé frère am Macky Sall bi mu ñu ñëwee lu mu ñu wax Ablaye Wade lii dinaa corriger dëkk bi je mettrai tout en règle règle bi mu ñu defal xam nga mooy lan ndax ñu jël frère am bi jox ko ay milliards loolu mooy règle bi donc bàyyi leen xel de politicien du xarit de ah ngeen baal ma ak waxewu ma ko pour ñaaw làmmiñ Assane Diouf bi mu fi nekkee Barthélémy Dias Papa Ablaye Wade mama anañu ñëpp lakkatu nañu ku nekk wuti nga sa bopp xasuma leen ngeen baal ma ak parce que xam naa ne comme ni ma leen ko waxee rek dafa am lu sensible ci àdduna bi xasuma ci kenn mais dama leen bëgg a woon rek ne que bu dara jotul pour ñu jaay seen bakkan bii teg ñu ci duñ ko def mais nañu waxante dëgg man Ousmane Tounkara mii fu ma demal Assane tout simplement dafa toog rek ndeysaan xool ma may frère am mu xam lii ngeen di gis nii la xamoon na ne waa ji mu tudd Ousmane Tounkara bu tàngee bu xal bi tàngee dina ci taxaw ndax frère am he knows this te yéen ñëpp laa koy defal lii du c'est pas un problème d'Assane Diouf c'est un problème de Mademba Ndiaye un problème de Mbadiouk Niang un problème de Aliou Diop un problème de Demba Diallo un problème de Niga un problème de lii un problème de nu ma ko mën a waxee sama sœur ay Françoise Hélène un problème de nu ñu koy waxee ñi nekk France Viviane Safi tout le monde un problème de Sali Diop ñëpp kii kum ci daloon ñu taxaw la ñun noonu la ñu mel loolu la ñu gëm yéen ñëpp laay waxal ngeen baal maaq du ko damay tudd tur yi ay ñoom Abraham Samake ak ñëpp samay xarit bari na man dama bari ñu ma xam ci àdduna bi je vous connais xam naa leen maa ngi leen di bàyyi xel maa ngi gis liggéey bu rafet bi ngeen ñuy defal taxaw leen seen frère boo leen taxawoo seen frère dina leen taxaw boo leen taxawoo seen frère yàlla dina leen taxaw xam nga déjà li bu gën a soof te ñu xam ko te ñun ñëpp ñu ay jullit ma wax leen ko te toujours buñ ko waxee kenn duñu nangu déglu dof la ñuy teg est-ce que xam nga ne déjà sa frère am problème nga taxaw ko ci jullit la bokk donc ne leen ma Assane amul problème loolu ci jullit la bokk ci sa diine la bokk sa frère bu feebaree da nga ko war a seeti laaj leen seen borom xam-xam yi demal seeti sa sëriñ nga laaj ko sa frère bu nekkee ci jafe-jafe da nga ko war a taxaw naka ngeen mënee gëm ne que suñu politiciens yi ñi ay jullit la ñu c'est de n'importe quoi li ñuy woote gëmuñu ko waaye bu ñu toogee fii ñu am ay dunguru ñaar wala ñett yu nekk suñu biir dëkk bi fii bu ñu leen joxee $1000 wala ñu jox leen $500 ne leen demal ci internet bi nga wax 300 personnes duñu leen seetaan ñun ñu ngi nii bu ñu duggee ci internet bi mu explosé ndax ay nit ñu baax ndax gëm li ñuy def ndax gëm suñu dëkk ñun taxawaluñ fi kenn nekkaluñ fi kenn suñu dëkk lañ fi nekkal. comme ni ma leen koy waxee solution nag ci boroom ci yow yaay xam li nga xam ne moo war maa ngi leen di ñaan dara doomu Sénégal am na beneen affaire bu ñuy naxee chaque jour yéen tamit vous êtes assez intelligent man mii ngeen di waxal jot naa sama carte d'identité nii ngeen di def da ngeen di dem ci endroit yi ñuy joxe carte d'identité yi ndax leen koo nekkaloo vraiment man Macky Sall laay voté la ay Macky moo ko yor booy waaji ñu jox la sa carte d'identité buñ la ko joxee ba nga dugal sa poche yow xam nga la nga xam yéen tamit mais mënu leen fi toog di casse non je ne vais pas voter pour Macky il va aller se faire foutre nga dem taxaw yaakaar ne dinañ la jox sa carte d'identité Macky Sall dafa mel ni boxeur boo xam ne 3 secondes moo des mais ñu koy waaj a kawote he got saved by the bell peng 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 alhamdulilahi rabbil alamin sonore bi sone na kenn du ma engagé fi mu ne nii du ma daanu loolu mooy Macky Sall dafa jàppandu ci buum bi di woyof di waaj a dagg fi mu ne nii ndeysaan bu jëlee ministre bu la laajee yow bu ma la jëlee looy def billaay du ma jox ko dul ku la voté loolu du ma ko jox carte d'identité gis nga ministre boobu ngeen di wax kookoo njëkk a gëma di Macky Sall parce que xam na ne lu mu wax noonu is detrimental to Macky Sall bu leen ko gëm bu leen yaakaar ne ku wax lu baax ci Macky rek dafa bëgg a Macky day sàmm dépense am daf leen gën a nandite boo leen bëggee jot seeni carte d'identité brothers and sisters
def leen ndànk ngeen def ndànk demal jënd sa ab t-shirtu Macky Sall rek bu jar $2 nga def ci photo Macky Sall ba mu rafet nga dem taxaw sa ambassade lii yow yaa xam sa ambassade la yow yaa xam ministère la nga dem taxaw yi asalaamaaleykum na ngeen def vraiment man de Macky premier tour ñu jox la sa carte d'identité nga def yëfu nandite mais nañu waxante dëgg yan xale yu jigéen yi boo leen bëggee mbaraan xale yu góor yi loo leen def da ngeen di ñëw di ko saaga ndey du da ngeen di ñëw wax ndànk boo leen demee ne seen xarit bi dof bi cim nax naa ko nax leen Macky Sall la ngeen jot seen i carte d'identité yéen même chose xale yu góor yi boo leen bëggee ndax xale yu jigéen yi loo leen def da ngeen dem vraiment man nax naa xale bi de voilà nax leen Macky Sall la Macky Sall lañ leen di nax leen ko dem leen ngeen taxaw bu leen joxee xaalis maa leen ko wax lekk leen ko seen xaalisu dëkk la Macky Sall ku mën a ñëwal faral ak man ne leen ko vraiment y a pas de problème monsieur le président ñaata ngay fay mu wax la mu jox la bu la joxee ba pare yow boo duggee ci ginnaaw di voté xam nga looy def yan xam ngeen ne man bu ma leen newul doo leen votel Macky Sall bu leen votel Macky Sall sax doo leen ko votel mais bu leen xeex ak moom ne vous battez pas contre lui bàyyi leen ñun ñu defal leen loolu ñun ñu jot suñuy carte d'identité yuuxu leen d'accord génn leen d'accord mais boo leen demee secrètement 1 à 1 ngeen bëgg a jot seen carte d'identité ndax leen ko def leen ndànk koo leen di votel ngeen ne vraiment man Macky Sall def ndeysaan Macky Sall rek ca kanam ca kaw ca kanam yéen ñaata nit la leen Sénégalais def loolu damay ñëw taxaw léegi nit ñëw taxaw sama kanam vraiment monsieur Tounkara ca kaw ca kanam man de boo ma dimbali woon ci $50 nga jox ko $50 mu pare romb la ne la nangam taanam cem con bi nax naa ko mais nax leen Macky Sall man naxu leen ma ndax yëg naa ko xam naa ba ngeen koy def dem leen defi ko Macky Sall nax leen ko nax leen Macky Sall dem leen jëli seen i carte d'identité ndànk nag ci nandite mais sëñ soxna si nañu waxante dëgg sëñ bi nañ leen waxante dëgg kuy ñëw sa kër yow tey di laaj sa dépense di ñëw ñaan la pour ordonnance doomam ñëw ak i kurpeñam di la dóori kurpeñ di nga ko may xaalis di nga ko dimbali da nga koy de merde mais ndànk lay def ñëw toog yaru vraiment na nga def naka xale yi naka waa kër gi mbaa ñëpp a ngi si jàmm macha allah ñëpp a ngi si jàmm yow wokk bopp bi waxaat dugg ndeysaan wiiri bu yeggee rek dana man de vraiment tey dama amoon jafe-jafe mais lu tax mënu leen ko def Macky Sall disons-nous la vérité nax leen ko ngeen jot seeni carte d'identité dinañu marche nag marche bi pour lan la pour adduna bi yëpp gis ko sortez en masse dinañu marche le 15 mars non astafurlah baar leen le 13 mars bii di ñëw dinañu marche bi dina commencer association des Sénégalais à New York ngeen baal ma dama tudd tur bi rek loolu amul fii amuñu association dañu am bureau bu tudd association ndax ay macro ak ay vaurien rek lañ fa am yoo xam ne amaluñu dëkk bi benn njariñ defuñu fa benn liggéey lu dul ngénte organiser fa ay ngénte wala ay orchestre wala tegal ñu ay kaasu ndox ñu naan wala indil ñu ay brouillon indil ñu ay dof Sénégal ñëw teg leen fii ne ñoom dañuy créer ay emploi xam nañ ne emploi taxu leen jóg donc nañu tel boobu teg ko na le mais ñu ngi koy organiser ci place boobu ñun ñuy ne association des Sénégalais d'Amérique mais du comme ni ma leen ko waxee rek néegu association bi fa la ñuy commencer marche bi dox ba ñëw ci consulat général des États-Unis ngeen baal ma àq nag comme bi ma demee ba yegg ci consulat général ma am lu ma leen ci may tuuti consulat général vraiment comme ni ma leen ko waxee am na ñu ciy def seen liggéey ndax vraiment foo dem ci àdduna bi am na ñoo xam ne dañuy def liggéey bu baax barki dem boo njaay rek laa réeral sama passeport ak supporté Macky bi ak coow bu bari bi yëpp ma dem fa vraiment ñu lijjanti sama carte d'identité jox ma comme ni ma leen waxee nit da ngay nandite foo ñëw ci àdduna bi looy lijjanti ci àdduna bi da ngay def ndànk da ngay xam noo koy lijjantee xam nga lu ma la bëgg a doo ñëw di ut soxla wala ngay ut loo lijjanti ngay dóori nit c'est pas possible li suñu maam ñi daan wax jëkkër bu soxla jabar bu soxlaa dara si jëkkëram amu ko rek ñàkk coobaram ñàkk xoromam la xam nga lu ma la bëgg a yéen ñëpp xam ngeen ne tey boo leen soxlaa dara ci seen famille di ngeen ko waxtaan ak seeni borom kër def ko ndànk ba jot li nga soxla que sama jabar que sa jabar que sama mag sama rakk sa rakk j'ai une femme magnifique macha allah et je sais que yéen ñëpp ay nit ñu magnifique ngeen yéen ñëpp am ngeen famille yu magnifique yéen ñëpp ci famille yu baax ngeen jóge ci àdduna bi donc comprendre leen ne que lii ñuy yuuxu d'accord mais yuuxu sans solution fooy jëm taxawal rek sa biir kër ma jox la exemple wayaa yooy ñaata añ nga fay jële 0 noo wayaa yooyu ci ëllëg sa boo jógul dem xarimat wala nga jóg nga dem lijjanti indi sa kër googu duñu lekk
sa famille bu ñu xiifee nga yor ay doom yu ndaw taxaw sa diggu kër gi rek wayaa yooyu foo jëm donc wayaa yooyu bi doy na solution ni ma leen ko waxee demal leen seen bopp mooy tey bépp sénégalais bu jóg nga jéemal sa bopp temps bu ndaw bi laay wax nag balaa Macky di fa jógee incha allah loolu 11 mois moo ci des bu ñu ko fa jëlee nag bu boobaa Sénégal dina neexaat ndax bu soobee yàlla bu ñuy falaat nit crois-moi dinañu fal ku mën a gérer suñu huile bi ku mën a gérer suñu pétrole bi ku mën a gérer suñu zircon bi ku mën a gérer suñuy tali ak gérer suñuy fonds kooku la ñuy jël tegaat ko suñu dëkk bu soobee yàlla dinaa ci ànd ak yéen ñëpp buñ koy tànn te dinañ ko tànn te dinañu fier en tant que sénégalais buñ ko tànnee gis nga Macky Sall ma wax leen dara jóg leen ci seen bopp ngeen bàyyi Macky Sall tranquille Macky Sall bàyyi leen tranquille bàyyi leen Macky bàyyi leen ngeen lijjanti seen i affaire ñun dañoo am ay problèmes yu war a lijjanti te Macky Sall mënul lijjanti problème yooyu samay mbokk fan ngeen mësee dégg Macky Sall bu résoudre problème Macky Sall boo leen ko joxoon 10 000 kaay ma wax la dara jox leen ko 10 milliards de dollars suba ngeen xool lu muy njëkk def day jëndaat benn avion privé jox doomam bi 2 milliards jox jabar ji 2 milliards ak genn wàll jox frère am bi 3 milliards jox dungur yi mu topp ku nekk mu may la ci 5000 francs CFA dungur yi ko topp ku ne 5000 la lay may dina la assurer añ mais du la assurer reer bu paree ci dungur yooyu nag li ci des mu sànni ko sénégalais yi jël ko wis ko ci seen tali defaral naa leen benn tali boo xam ne mi ngi jóge Touba dem Ndar jóge Ndar jaar Kaolack comédien yéen da ngeen ñuy fontoo tali nit mën naa lekk tali est-ce que ñëpp am oto Sénégal taalibe yi ne pasare suñu dëkk bi mel ni dayu dof ñooñu dañuy lekk tali ñooñu dañoo soxla tali ci biir dëkk ana emploi bi ana doomu sénégalais yi ana emploi bi nga xam ne moom ngeen war a dundalee seen waa kër ana emploi bi where is the employment ana emploi bi wax leen ma ana emploi bi da ngeen am liggéey yéen sénégalais bu yeewu yëpp am na liggéey ci àdduna bi sa fonction bi ngay def sax amuloo ci assurance ndax doo xam société bi sax kañ lay tëj ndax société bu leen nit Macky Sall dugalal indil na leen njuuj ndaaj tegal leen ko à la tête de la société pour boole bu xamul lu ko leer rek kooku nax leen ngeen ñàkk seen liggéey ku nekk wuti sa bopp mais yéen tamit mes frères et sœurs on en est assez encore le 13 mars sortez en masse on va marcher à New York pour adduna bi yëpp gis adduna bi yëpp xam adduna bi yëpp gis li xew si suñu dëkk bii incha allah samedi aussi ngeen seetaan ñu dinañu dem ci rajo bii mooy bi nekk 9:30 AM entre minuit ak 1h du matin ba léegi rek pour wax leen ay gestion Sénégal wax leen ay problème u Sénégal wax leen ay solution monsieur et madame mes chers amis comprendre leen ne que solution comme ni ma leen ko waxee rek du problème plus problème solution c'est problème plus solution mooy égal solution boo jëlee problème di ko multiplier maintes fois problème rek nga ci mën a jëlee boo jëlee problème nag multiplier ko ak ay solution rek nga ci mën a jëlee nañu wut solution nañu commencer par affaire u Assane Diouf bii dinañu may Macky Sall deadline peut-être xëy na daf fi war a bëgg a jóge balaa élection yi pare leen on va lui donner un peu de temps pour ses boucans que ça termine nañ ko may beneen 60 jours disons mu indi ay boucan bu ay boucan am ñëwul ñu génn tali bi gis nga bi am na ndeysaan sama benn xarit laa mës a toog di waxtaanal mu ne ma Hosni Moubarak président Égypte bi dooleem ak xaalisam ak alalam may ree billaay je ne connais pas beaucoup may ree ma ne ko sëñ bi mu ne ma ma ne ko yàllaay borom doole yàllaay borom xaalis ñooñu ay sàcc lañu te ay ci sàcc la ñuy dee te ci kaso lay dee mu ne ma sawaay boo xamoon doole bu kooku am mais xam nga bizarrement du ma seetkat de du ma sëriñ tegu ci ay fan ñu jékki-jékki rek gis rébellion Égypte boobu ñëpp toog ñu ñoo day génn mais ana fu ma mujj il est foutu mais sénégalais nañu génn ci tali bi bu ma ñu Macky Sall dégluwul jëli leen seen i carte d'identité d'abord loolu pour élection bi la bu ñu jëlee suñuy carte d'identité ñu tegee ko boor ñu xaar gis nga bu ñu toogee xool gis lu ñu xamul nañu génn sortez en masse boo leen génnee tey ngeen di xam ne mbuqat rek gaaw a daw Macky Sall de gis nga bu ñu génnoon waxuma la million de bu ñu nekkoon 100 000 ci kanamu pale bi rek ci ginnaaw buntu bi lay jaar daw boo moytul boppam lay sànni ci biir géej gi xaru
li ci des nag kenn waxatu ko xam nga fi mu ne nii daf ñuy reetaan xam nga luñ ñu wax ndeysaan saa yi ñuy def ñu ne ma sawaay yéen a ngi am besoin mais lii yëpp léegi mu jeex billaay comprendre ñu they don't understand xam naa ne que my brothers and sisters you guys are determined ñoom comprendre ñu que vous êtes déterminés je sais que vous êtes déterminés wallaay xam naa ne que dëgg leen tax a jóg xam naa ne xeex moo leen tax a jóg xam nga dof yi lu ñu wax ñu ne bàyyi leen ñuy yuuxu bu ñu sonnee dinañu noppalu ils ne comprennent pas they don't understand lakkuñu même lakk we don't speak the same language ndegem magum jëmm mu mel ni man nee nañ ma ak samay bijaaw man maa toog fii di wax ñu ne ma voilà yuuxu rek moo leen tax a jóg buzz yeah ok dinañ ko buzz billaay bu ñu jógee ba ñu buzz seeni nangam taan di ngeen xam ne que buzz taxuñoo jóg dinañ leen fi jëlee wallahi yu gën a leave Macky Sall ci nii wala ci nale dem leen lijjanti seeni ID prepare yourselves my brothers and sisters comme ni ma leen koy waxee xeex yemul ci benn bu leen tiit nag bu ma wax leen ko rek yéen ñëpp ngeen découragé dee mën na cee xej mën naa feebar dee xej na ci mën nañ maa assassiné lu ne mën na maa dal mais xeex ça n'arrête pas là-bas xeex ça ne s'arrête pas comme ça xeex arrêté wul noonu dara mi ngi nii dal Assane Diouf ana ñu ñun tey la ñu gën a mën a xeex dara bu daloon Ousmane Tounkara wala dal ñeneen gaa yi nekk ci internet bi gën leen rebellé wu jóg leen ngeen xeex pour seen dëkk ku xeexal sa dëkk nga dee ci wallahi billahi ajana rek ngay gis doo gis safara doo gis lu la naqari kuy def lu baax du ragal dee bu leen ragal dee yéen ñëpp ñi toog ñun ñëpp bu ñu toogee ñii ne sëñ Touba la ñu gëm sëñ Maam El Hadj Malick la ñu gëm Baye Laat la ñu gëm Baye Niass la ñu gëm mais ana ñu ñooñu nga defee ne dañuy laal safara ñooñu duñu laal safara parce que dañu xeexal seen dëkk dañu xeex ngir yàlla duñu laal safara ragaluma dee ragaluma dara dal ma Assane nag ma yëgal leen leneen yéen aussi Assane tey la spiritam gën a haay pour ma wax leen ko rek dégg naa demb dafa guerre il s'est battu avec le juge daf ko wax ay dëgg yu leer nañ teg ko ci tali kenn yëngalu ko kenn tiitalu ko his spirit is not broken seen spirit bu mu broke his heart is not down seen xol yi bu mu wàcc stay up my brother stand up and fight fight for your country jógal nga xeexal sa dëkk passion fight for your country ma wax leen dara kuy xeex di xeex dëgg wallahi mënul daanu xam nga bu ñu jógaan di wax comme ni ma leen wax rek xam nga lu ñu teg ñu ne c'est des fous les gars là c'est des cons c'est des brouillons loolu lañ ñu tuddee ay brouillons lañ ñu tuddee parce qu'on n'est pas des ministres et des députés les cons ministres et les députés qu'on a élus on nous appelle des cons ñun nee nañu ay cons lañu parce que comme ñoom Macky Sall mi ngi leen di jox 10 000 5 000 bu ñuy añee xool leen dara bu juba di doon def nit dara bëgguma tudd ay tur mais ana ancien ministre yi ana ancien ministre multimilliardaires yi ngeen doon dégg ak ñëpp ngeen xam ne xaalisu sàcc nit daf cee mën a njariñu xaalisu turian ak fen nit daf cee mën a njariñu luy yàgg dëgg la lu dul dëgg du yàgg man mii tey am na ñoo xam ne ku la mën a wax man sama devoir wax la sama tali Amérique dinañ la ne daaw jéeg ni ma ko gisee woon ak ren du benn de kenn joxuma pikini je travaille moi-même j'ai mes propres fonds kenn fayuma pour ma waxal ko nobody Macky Sall mu dof mi bi mu jommee ci Assane biñ ko jàppee luñ ko doon laaj kan moo la fay qui t'a payé tu parles pour qui il parle pour personne Assane il parle la vérité comme la vérité que Ousmane et les autres parlent dañu gis lu nekk suñu dëgg lu dul naka noonu ñun ñoo la faloon teg la fa nga ñuy indil ay boucan di ñu indil ay maguy di ñu emmerder di ñu manipuler ñu sonn ci on est fatigué de toi on en a marre de toi maa leen ko wax Macky Sall booy yàlla tawal am here boo dee yow yaay yàlla tawal yow doo yàlla man yow da nga mën a tere tali sax daw ngay napp nit ñi di soobal nit ñi ak sa biir bu rëy ak sa ñaawaay ngeen baal ma àq nag bu may xaste ñaawaay xam naa ne man sama bopp taxumaa taaru waaye maa ko ëpp charisme bu dul dara ndax maa ko dàq jabar yéen ñi jot a am bokk jot a xam billaay boo leen gisee madame ngeen jommi dugg leen sama Facebook bi rek ngeen xool di ngeen xam ne góor dafa war a am cafte bu nekk ci moom Macky Sall boobu la manqué jabar sax est-ce que du dañ ko sarax est-ce que du benn mbokkam benn sëriñam moo jël rek dara sànni ko
mu yenoog moom dem parce que boo xoolee ni ñu demee ni di nga xam ne que amul benn connexion. We tired of him. We have enough of his nonsense and we're gonna get him out of there together. My brothers and sisters, together we're gonna do this. Together we're gonna change the world. Together we're gonna make Sénégal a better Sénégal. Gis nga Sénégal, c'est parmi les pays les plus riches du monde. Malgré suñu financement yi ak suñu alal yi ñu ngi koy jël di ko mismanage. Sénégal is a rich country. It's not poor. We have very brilliant people. wax leen ma ban source ngay laal ci àdduna bi boo xam ne sénégalais bokk ci. Parmi les plus intelligents du monde, citons Cheikh Anta Diop. Parmi les marabouts, parmi les plus respectés du monde, citons Serigne Touba, Seigne Bamba. Avec un pays, avec une population de 14 millions. Lan moo leen war a tax ngeen di give up? Don't give up. Sénégalais xamul give up mais Sëñ Touba moom ngeen gëm ñaata at la ko Touba bi yor ci biir gaal gi yéen ñëpp ngeen ko yor di ko waxtaanee ci histoire bi ñaata at la ko Touba bi yor ci biir gaal bi muy xeexal dëkkam muy xeexal li mu gëm muy xeex li mu gëm ngëm-ngëmam ci yàlla bi ñu demee ba tàyyi ci moom relâché ko Macky Sall daf leen mën a jommal un vaurien poltron boo xam ne du wax bu ko Macron newul mu wax xoolal ma yëfu cuune moom miy wax ne sénégalais cuune la cuune raw na nga dem jëli classe ay xale yu ndaw ay doomu jàmbur nga peinture classe bi ba mu rafet ne leen voilà 28 élèves ñoo fi nekk nga ñëw toog un jeune français yi dafuñu de yéen mii di wax français bu yeboo ngeen wut ci xale yu ndaw yi xale yu ànd ak jamono xool leen Amérique waxuma leen suñu kii fi nekkoon xool leen Obama mi fi jógee waxuma leen kii fi ne léegi xool leen Obama mi fi jógee Canada lu mu def du toppandoo def fa monsieur Bodo léegi France toppandoowul teg fa Macron les petits jeunes yu ànd ak jamono xool leen ci xale yu ndaw yi ngeen bàyyi dinosaures yi man leave these dinosaurs alone man dinosaure histoire lañ koy doyee def ko ci musée di ko seetaan loolu mooy dinosaure da koy def ci musée jël leen makketu Sénégal yi ngeen teg leen ci musée sa maam bu góor loo koy doyee lu dul maam xiif nga mu ne la waaw nga indil ko mu jox ko mu lekk di nga jël sa maam di ko jox say affaire mu koy gérer yéen bu leen ñu sonal mais take this guy and put him aside. We ran our country the right way. xam nga luñ ñu wax buñ ñu toogee ñu ne buzz. Ban buzz? Tell me what buzz. Ban buzz la ñuy seet. Buzz passé na nga génn ci biir dëkk ngay doomu sénégalais ngay daw ci lu mel nii ban buzz ngay wër beneen. Tell me what buzz are you looking for. foo ko ubbi ñu xoolaat la man lii dama koy ruus sax dama koy gàccalu mais xam nga lu tax sama liggéey la. du ma naqari it's my hard work I work hard play hard ku liggéey mu metti ngay muñ di xuus bu neexee nga enjoy sa liggéey xam nga lu tax aw ma ci gàcce parce que du xaalisu gouvernement c'est pas l'argent du gouvernement du Sénégal comme ni ngeen koy waxee Macky Sall bu jëmmee bu xoolee nit benn vaurien bu jóge fële rek mu jox la contrat xoolal ma building comme ni ngeen koy waxee ay building ngay joxe ay contrat 30-40 milliards ki mu ko jox yàlla xam na la yàlla xam doy na ana contrat ba ana building ana lu fa dem ana ban njëriñ la ñu amal léegi mi ngi mel ni nga dem Macky Sall tabaxal cage yu pigeon comprendrewul ne cage yu pigeon 2000 francs CFA moo koy tabax mu jël 1 milliard def ko ci cage yu pigeon nga ne ko léegi tabaxalal ay néegu nit fu nit ñi dëkk mu jël 1500 francs CFA def ko fa donc loolu moo lay won ne que kooku xaj la gën a respecté nit ak pigeon la gën a respecté nit yéen nitu Sénégal yi nag xanaa liñ la wax la bu la nit xeexalul bu la nit bëggul nga bëgg sa bopp disons-nous la vérité bu la nit bëggul nga bëgg sa bopp bu la nit wonee ne man dama la bañ yow bañoo sa bopp bëgg naa la sama bopp ma la gënal loolu du bañ naa la yéen a koy wax ci wolof imagine leen def naa 1 heure de temps xaw ma lu ko ëpp man doomu saraxole wolof bu leer nañu laa leen nag lii moo leen di wan intelligence sénégalais 17 langues laa dégg donc lii moo leen di wan sénégalais li mu intelligent dégg naa lakku Sénégal yi yëpp fu ma dëkkul sax dégg naa seen lakk xam nga lu ma la bëgg wax ay naafiyo ay kasumay ay nobata ay kotoranta ala jamhiri yooyu yëpp dégg naa ko xam nga lu ma la bëgg wax commençay ay italien ay anglais I speak all these languages French lu mu lay njariñ français amalu ñuy njariñ beneen xeex bi ma leen fàttee wax français la ñuy njëkk génnee suñu dëkk believe me
xeex leen ñi nga xam ne ñooy génnee français suñu dëkk man bu ma doon yéen nañu bu ñuy élection ah nañ ci dolli ay amendement yoo xam ne vraiment day dindi français bi suñu dëkk carrément jàngaleen anglais speak English is so beautiful it can change the world français kenn lakkatu ko bu dul Sénégal ak France Ivoirien ñoom li muy lakk ni mu tudd ñag bi def nañ ko ba français bi jël nañ ko wëlbati ah comment allez-vous là-bas mon frère hein mon frère tout va bien là-bas donne-moi quelque chose là-bas non bañ nañ ko ba jël nañu français bi ñoom dañ ko def dialogue dañ ko sànni saboté ko ci biir dëkk ba di ko mbalit lakkatuñ ko sax normal jàngaleen yeneen lakk seeni école lu doxul nga sànni ko li xew lan moo xew Rwanda président bi mu ñëwee français yi di ko moqué di ko indi lay connerie daf leen sànni fële école mi yëpp mu fay jàngale anglais mu dindi français bi mais dem leen xool ndax am na avancement wala déet def na 2 mandats nit ñi bëgg mu def 3e mandat bien vrai que respecté wu ma yooyu nag man démocratie lu ma ci xam ñaari mandat doy na ci ngeen fal ngeen parce que li ñu soxla mooy pour kenn bañ a ñëw yaakaar ne dëkk bi dëkku maamam la déjà 7 ans yi ñu am si suñu dëkk yi nii bari na sa waa ji nax na leen rek ne wàññi na ko def na ko 5 ans seet leen dara bu fekkoon Macky Sall dëgg la bëgg a doxal lu tax deful premier mandat bi 5 ans xam nga lu tax mu ne 2e mandat bi 5 ans la pour ngeen falaat ko yéen nandu leen loolu pour ngeen falaat ko boo leen ko falee ba pare bu demee ba ci biir mu ne xam ngeen lu xew léegi vraiment mandat bi daanaka 5 ans yi waroon naa jot waaye mënuma koo assurer ba yegg palais te sama pëna bënn na diggante fii ak palais mënumaa yegg palais donc léegi xam ngeen lu ñuy def bàyyi leen ñu def ko 7 ans bi rek incha allah keneen kii ñëwaat mu nekk 5 ans buñ leen naxaatee ba kenn nekk fi di jooy ngeen baal ma ak waaye man maay ñëw ñef leen ci seen i biir kër bu leen ñu sonal jóg leen ngeen xeex battez-vous contre l'injustice xeex leen injustice du yóbbu dëkk kanam battez-vous contre l'injustice du yóbbu dëkk kanam Macky Sall n'est pas juste Macky Sall n'est pas honnête il n'est pas sérieux moom moo leen ko gën a xam Macky Sall moo leen gën a xam ne il n'est pas sérieux Macky Sall moo leen gën a xam ne Macky Sall il n'est pas sérieux mais comme ni ma leen ko waxee rek dëkk boo am unemployment 80% dëkk boo xam ne benn repas lañ fay lekk par jour ci seen i biir kër dëkk boo xam ne ku wax ñu tëj la xam ngeen ne loolu du dëkk buy avancé dëkk bu am ressource yu mel ni ressource su Sénégal yi war naa mën a yóbbu boppam Sénégal xam ngeen ban façon alal moo fa am xam ngeen lu xew Dubaï yéen ñiy voyage rek boo leen yuuxoo Dubaï xam ngeen li fa xew Dubaï United Arab Emirates wallahi plage bi sax ñoom ñoo ko indil seen bopp Sénégal moo ëpp Dubaï pétrole moo ëpp Dubaï ay ressources naturelles Sénégal moo ëpp Dubaï boobu ngeen di dégg ay ressources naturelles Dubaï citoyen Dubaï yëpp dañ koy fay par mois ñëpp dañuy fayeeku il get paid li ma la waxuma la ñuy voyager Dubaï de commerçant yi je ne te parle pas de ça citizen Dubaï dañ ko bañ ba dañ ko sélecté ils ont un minimum de citizens pas moins d'1 million mais ils sont payés beaucoup d'argent par mois parce que seen ressources yi xajul ci ay tali ak ay immeuble ak ay yooyu ressources Sénégal xajul ci ay tali ak ay immeuble mais suñu président sénégalais yi qu'ils sont xam nga lu ñuy def sàcc 10 milliards de dollars wala 100 milliards de dollars yóbbu ko installé ko ci dëkku jàmbur kooku naka la leen mën a dimbale Macky Sall bu dee nee na leen dëgg lay doxal li muy def pour dimbali leen ana doomam bu góor bi fan la jël ay société dem installé ko fa fan lay businessé doomu président wu dëkk fan lay businessé Obama de doomam yi ñu ngi fii Harvard University président américain boo gis Donald Trump doomam yi ñu ngi business biir Amérique yóbbuñu seen business Hollande yóbbuñu ko loolu dañ koy tere ñi bëgg seen dëkk avancé seen njaboot yi seen biir dëkk la ñuy business du Sénégal neex na Sénégal réew mi jëm ci kanam ca kanam a kanam ana doomam a nga ca kanam a kanamu Dubaï ana ay goroom ana ay frère am yi suñu xaalisu dëkk bi ñuy jël du ay sociétés yu nekk Angleterre lañ koy dem joxe ak ay français ban société américain nga gis buy liggéey ak beneen dëkk bu am bu muus doomu suñu président Amérique yi nga mës a xam ci Amérique yëpp ñu ngi liggéey Amérique bu ñu amee ñaar dërëm Amérique fii lañ koy investir
donc bu dee Macky Sall suñu dëkk lay liggéeyal te Macky Sall dëgg lay doxal comment se fait-il que moom ak ay doomam ak ay njabootam jëluñu seeni xaalis di ko def ci ay banque Sénégal anamu Karim Wade mii mu dàq tey anamu du mi ngi ci dëkku naar yi bu amuloon relation ci dëkku naar yi dina fa dem fa lañ leen di yóbbu ñoom ñëpp donc ngeen baal ma àq comme ni ma leen ko wax Sénégal jub amu fi Sénégal dëgg amu fi Macky Sall mi jël Karim yóbbu ko fële mi jël Khalifa Sall tëj ko ci kaso bi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñoom ndeysaan imam bii ñu jël tëj ko ci kaso bi le pauvre ndeysaan imam Ndaw jël waa ji tëj ko ci kaso bi pour rek am lu neex àdduna bi ne wala terrorisme pour jël ay dëgg yi nga xam ne moom la nit ñi di xool mu wiiri ko fële wane ko ci terroriste jël sa doomu dëkk accusé ko terrorisme xam nga loolu lan la ñuy def en tant que sénégalais ngeen baal ma ku tuddati sa tur Amérique nga ne sénégalais laa rek dañ lay xool ndegem doo terroriste loolu la loolu miin loolu la njëriñ loolu la signifié encore xam naa ne waxtaan bi neex na dinaay gën a ñëw di waxtaan ak yéen I'm gonna come more I'm gonna come often I'm gonna come all the time matter of fact ñu gën a waxtaan gën a xelalante merci encore à tous merci encore à tous continuez le combat continue continuez le combat vive Assane Diouf vive tous les rébellions vive tous les rebelles du Sénégal jóg leen ngeen xeexal seen dëkk lii di Casamance ak lii di Sénégal ak lii di Sédhiou fu mu mën a doon jóg leen ngeen xeex mooy yóbbu dëkk ci kanam démocratie la rendiwu leen kenn ñu ngi nii di jàpp suñu xale yi Sénégal di leen rendi every day léegi lii amul woon Sénégal ban Sénégal la ñu dëkk léegi ñuy sàcc ay xale di rey ay nit di def ay maguy di jël ay doomu sénégalais di leen sànni ci biir kaso bi les hommes de loi je ne suis pas contre vous parce que da ngeen ragal seen futur je ne suis pas contre les policiers du Sénégal ngeen baal ma ak on est avec vous parce que yéen a yor suñu dëkk vous les militaires du Sénégal maa ngi leen di applaudir comprendre nga yéen policiers yi maa ngi leen di applaudir ak gendarme yi maa ngi leen di applaudir amu leen choix luñ la def loo ngay def ku nekk mi ngi sàmm dépense am merew ma leen ngeen baal ma àq xëy na yenn saay dinaa waxee nu dul naka noonu mais je ne suis pas contre vous waaye ñaan naa leen dara gis nga suñu citoyen yooyu di jóg di xeexal seen dëkk bàyyi leen xel bu leen laal revendiquer leen seen président bu doomu sénégalais yi génnee ci tali bi bëgg a rupture dëkk bi bu leen laal boo leen laalee di ngeen am lu leen naqari bu leen laal de bàyyi leen doomu Sénégal jóg di marche di wax adduna bi dégg leen préparez-vous la plus grande marche du Sénégal va être organisée bientôt dinaa fa nekk ak yéen mes frères je serai là avec vous dinaa def sacrifice bi ak yéen on va marcher ensemble main en main pour wan Macky Sall ne moomul suñu dëkk notre pays ne t'appartient pas change tes lois Macky Sall ñaan nañ la nga génn ci justice Sénégal bi tu es injuste mënuloo juger kenn merci encore à tous bonne journée